asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa turam ak santam ku nekk Sénégal ak fépp foo mënti nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sant di leen ñaanal ñëpp ñu am jàmm. tey gis ngeen ci réseaux sociaux yi diggante Absud ak Super Jamono defe naa ne boo ne Absud mooy Amicale des fans club du Super Jamono mais defe naa ne wax dëgg dafa am solo man mii di wax membre laa doonoon au temps. ba ren ji leen def assemblée ma doon premier vice-président mais dans tout ça li indi problème bi mooy dafa amoon ay membres yoo xam ne dañ nekkoon Absud bi nekkee Absud amuñu carte de membre daaw nu participer même soirée bu amee da leen daan dugal d'ailleurs sax bëgg naa si leeral pour que nit ñi gën a mën a xam man Daouda mosuma yor poste bu jege xaalis wala bu am xaalis soirée bu jotee buñ ko soirée dem naa ñibbi donc dégg naa ku mel ni Pierre xawma ak kenn ku naan Tandian nekk ci diaspora bi di xasse baaxul parce que boo ne Pierre moom dafa jël Omar Pène tuddee ko doom c'est normal que mu jéem a créer affaire peut-être dañ ko wax nee naa leen ñii nekk ci suuf di wax ne nekk ci kaw wax Pierre moom duñ ko wax parce que nit ku nekk kaaw boo ñëwee Sénégal amoo foo dëkk bànn moo lay jox foo nekk kooku ñoon duñ ko tontu parce que ñun ku ci nekk sa kër nga ne buñ demee France tamit fii gën a baax la ñuy dal du ñuy réfugié keneen ki Tandian il paraît que ne xawma association des handicapés la yor peut-être amul këyit mu ngi jéem a wane wu mbooloo pour jéem a am këyit ñu ngi koy ñaanal mu am këyit waaye nit nag loo dundul doo ko mën a xam wax dëgg nga wax ko fii wala nga jëf ko fii moo gën parce que képp kuy jëf lu dul dëgg wala di sosol nit rek xamal na ne sunu borom dina nu àtte ak yow. déjà maa ngi dégg dañ daan jël xaalis def ko ci poche en peine suñ ko may ñun du nu may wallahi azim liñ am mooy mbëggeel bi ñu am ci moom ak cofeel bëggeel terewul tamit nit ki su juumee ñu ne ko juum nga tey le vrai problème ñi ngi koy wax en moom orchestre mais nit ki soo ko soppee soo gisee lu ko war a jam di nga ko wax ne lii da lay jam doo ko bàyyi ñu jam ko mooy képp ku koy jéem a féewaloo ak njabootam mi ngi koy dugal ci tuuxa duuna waxutuma laa ñu dem ba ay gabaar su waxee naan Omar Pène moo ma sant lii wala Omar Pène moo ma sant lii loolu ça devient grave parce que loolu ku ñeme da ngay def ñi ñuy def wax faas gabaar xamee nu ma xasse waaye damay wax rek yàlla tax bi muy soog a ñëw Super Jamono dem na kër maam Thierno mu génnee ay yëre ak ay jiin may ko mu jooy ñun Omar Pène fayuñu maam Thierno Omar Pène fayu ko boo ko keneen fayu ko mbëggeel moo nu dugal kuy jël Omar Pène maa ngi dégg mu naan 24 décembre dañ def benn prêt pour que buñ ko fayu nangam sangam le trésorier leeral na ko muy Bokar c'est pas vrai man wan naa leen contrat boo xam ne man maa jël sama xaalis avant pandémie joxe ko pour ñu jouer ma concert gratuit ñaata lay jouer soirée xam nañ ko te su ma neexoon xaalis ba ma ko jox ma ne leen nañ ko jouer ci soirée bi mais defuma ko parce que Omar Pène père la ci ñun. bu nu indi xuloo ak xasante mais père la su ñun su juumee dañ koy wax ne père juum nga parce que ñun suñu papa loolu la ñu yare nit day tegu ci dëgg juumte bi mu def mooy soo gisee sa njaboot ñu xuloo waroo jël position parce que du problème mu date bi ñun newuñu ci ay problème date keneen ku ko jëloon tamit bu ñu yoree suñu xaalis bu dee 100 millions tamit dañuy dagg dugg kon tel n'est pas le problème bi nekkul foofu problème bi mooy nanu wax lii am Absud ay fans kase leen da ngay ñëw sa musicien di jouer boo ko mënee jàppale ko ci événement bi mu am suñ sañoon Omar Pène day gën a dund ba ci kanam di jouer ñu jàppale ko ñun loolu mooy suñu rôle mais quant à ñuy sosal ay nit maa ngi dégg ñu naan li mu yor bagage yi mu yor moomu ko Mame Thierno la mu yor effectivement moomu ko keneen lu mu yor moomoo ko waaye association la association boo demee ba ci di ci wax day fekk nga am sa carte de membre wala ngay ñëw assemblée générale di wax nan la ak naka la man Mame Thierno joxuma lekk keneen timit mooy loolu mais damay wax rek yàlla tax bu leen taxal deru jàmbur
Maam Thierno nit la su fekkee dafa juum sax ñu woo ko naka Maam Thierno lan nga xalaat ci lii ñu waxtaan ay nit su nit juumee sax dañ ko war a woo naka nii mais kanta ñu dem di jël ay document fii di ko yónnee muy dem extérieur pour que ñoom ñu mën a def vidéo xam nañ ko boo leen nekkee si suuf tamit génn leen ñu waxante li ngeen bëgg a wax ñu wax ko ñun li ñuy wax ñu wax ko parce que cër moo jara jox nit mais kanta toog fee naan den bëggoon jël kii dafa def près 5 millions sama 50 000 yéen ñooñ di wax ñaata yoon lan leen defal lu baax nit nag du def lu baax bu pare di ko wax génn leen yéen ñi nekk Sénégal ngeen osé wax ak ñun ku nekk xam nga ku la mën ak ku mënul mais dama xam ne un grand musicien koo xam ne symbole la maanaam def nañ ko monument Sénégal koo wax ñu ne la naw nañ ko su jëfee jëf joo xam ne du noonu dañuy taxaw nañ li mu jëf du noonu parce que lu mu bon ab date rek jarul xëccoo gisab weer rek jarul xëccoo boo demee soirée tin ku ko mënti tëgg ku dagg biyetin yéen a bokk yam kon jarul xuloo affaire bi du ay date ma Demba wala ma Samba mais il faut dire la vérité te boo jiitee sa njaboot perpète jéem leen nga rassembler leen moo gën ñuy nekk ci suuf di jël ay documents di ko yónnee ci kaw. Ousmane Faye un ménagère man du ma la ko jàngal ñu ko gis am na défaut mais il faut essayer de rassembler ñun amuñu problème mu Aliou Seck wala problème mu Dembélé wala ma Demba wala ma Samba su tey jamono bi mu taxee ba léegi boo jëloon ñii fa nekkoon ak ña fa jóge def naa di ngeen am 14 musiciens yoo xamante 14 groupes yoo xam ne taxaw na parce que école la mais période biñ toll nii képp ku si xeex oser nga génn parce que wax ju ñaaw jëmul fa mu jëm fi mu jógee la jógee sa yaay ak suma nijaay bu bokkaat sama yaay ndeex mbaay sa yaay fii tey bu daanoo lu ko mënti daal maa si jiitu kon wax dëgg ak jëf lu baax dafa am solo Ousmane Faye yow laay waxal tu dois être un rassembleur nit nag da ngay xool sa comportement audio bu ngeen def ak bu ngeen yónnee nit am nañ ko te da ngeen war a xoolaat seen bopp continuer leen seeni vidéo ñun on n'a pas peur de vous li tax ma wax loolu mooy que ne xasante ak xulonte amul njariñ gis nga nit nag sooy bëgg a yàq deram da ngay xool ndax yaayam ñaanal naka wala baayam ñaanal naka ndax ngi nekk ci diineem normal nga soog ko song yooyu yëpp dafa dajaloo nekk ci ñun parce que tey bu ngeen jëlee waa diaspora fànni leen benn site na leen saaga leen diw wala wax leen diw xas leen diw ban sens la am amul sens ëpp leen nu moyen dàqu leen nu gën leen nu xam site yi te gën leen nu xam naka la ak nan la ñaan leen yàlla on peine de jouer ñu dagg suñ bi ak képp ku ko mënti organiser mais manière bi ngeen ko defee moo baaxul parce que date le 24 décembre dafa yem moo bésu Làppa Jaay dañ ko mas di feete kon buñ koy feete même buñ ko jëlee jox ko keneen vous devrez appeler l'Absud ne leen kat lan mooy seen xalaat Absud solidaire qu'est-ce qui est lan mooy Absud solidaire Absud Sénégal Absud boo xam ne dafa am récépissé bonnet de forme depuis kañ la am récépissé donc bu demee ba nga xamante ne sax am na xuloo ak ŋaayo vous devrez appeler perpen ngeen toog ngeen na kat problème am na nañ jël goos yi c'est les mêmes ñu toog ñu xool na la ñuy trouver solution mais pas ngeen di toog fii di jël ay audio di envoyé audio bu ngeen envoyé am nañ ko wallahi azim boo waxee gabaar na père moo ma sant yenn jëfi kii moo ma sant yenn jëfi faut faire très attention ëpp leen nu moyen gën leen nu baax portable mais nit ku yor doon responsable doo jël yaay jàmbur di ko saaga wala doo jël bàyyi jàmbur di ko saaga on vous respecte beaucoup si ça continue ni ma leen ko waxe woon noonu laa koy waxaate fi muy mujje du neex fi yéen xuloo la rek mais ñu bokk dañuy rafetoo parce que am na solo yéen a ngi xeeb situation bi ni muy demee tey père bu joué mu échec kan moo échec kan mooy le grand perdant ñun ku nu bëgg a yàpp sax léegi nit sax boo waxee ñu naan booy mais ñun masu Omar Pène dañuy yëkkati jox ko loolu leen si xaax moom parce que ñun ñooy ay fansat ñoo ne dañ ko bëgg ki nga bëgg nag mën nga ko may lu ne bu leen ko xañ loolu
parce que àdduna bëriwul solo jëf ju rafet rek moo am solo ñu bëri nag dañuy laaj qu'est-ce qui se passe. Absud solidaire ay booy leen ñu nekkoon Absud Sénégal peut-être ñii nee neen maam Thierno da leen di rocc kii da leen di rocc kii da leen di rocc keneen da leen rocc kii doonoon administrateur sax ñi doon administrateur ñu ngi fële am na boo yoo xam ne ñoo nekkoon foofu Absud kañ la neex xanaa tey ñaata mercredi la ñuy dem ba Mediator réunion ba timis jëlaat oto ñu ñibbise ba tey ni màggee sant yàlla mais lan mooy ay den def prêt ku def prêt di nga jël sa xaalis contrat signé ka Omar Pène pour mu war la gérer concert gratuit wax day rafet quoi bu ñu jëfante bu leen yàqal Omar Pène parce que yàqal ka moom sax laay wax moom c'est à lui de prendre sa décision mu jéem a rassembler mbokkam parce que même bu dul dara Absud 4 kii jamono 4G def neen dara ci Omar Pène lii gën a rafet sax mooy même bu leen di boole sax ngeen boole leen wala ngeen xool nan la ñuy waxtaanee mais jékki-jékki rek ñii ñoo fi ne nañ leen fël ñu dem il faut faire attention nag parce que nit ku nekk ak ni ñu ko bootee ñun loolu du suñu compétence waaye en tant que fans boo gisee nit mu doxale naka su dul noonu am nga droit nga nekk ni nga doxalee nii de baaxul yéen gënu leen nu bëgg Omar Pène da ngeen di coow nii rek ci làmmañ nit nag soo ko bëggee da ngay jëf di wax doon naa dégg benn mag mu ne xarafal kenn warul woon xarafal suñu cër parce que suñu cër deful lu ñaaw waaye làmmañ moo def lu ñaaw kon ça veut dire làmmañ war nañ ci xool luñ ci wax lu rafet parce que tey jii nii man bu na woon ñu xarafal dama naan ñu xarafal làmmañ mooy dagg làmmañ moo gën ñu dagg suñuy cër parce que temps yëpp liñ ciy wax dara rafetu ci te nit ñi du leen jox les bonnes informations yéen ñooñu nekk ci diaspora bi kan ban soirée leen mas def ngeen dagg bi yónnee wala ngeen ne lii seen participation la masul am benn cérémonie ngeen mas a organiser dama leen di poser question boobu noonu yéen ñooñ di kaas naan ay dañ bëggoon jël xaalis yéen ñooñ képp ku fi ñëw Sénégal ma delloo la sa billet kon du ay problème mu xaalis wala am wala nangam déedéet fexe leen yéen ñooñu di jéem a pousser di jaxase ay famille fexe leen ngeen dagg billet ñëw parce que ñenn ñi sax c'est des réfugiés mën leen ñëw bu ngeen fi ñëwee da ngeen di laaxatu benn 1000 euros ngeen di ñëw ñu abal leen appartement ba ngeen tuddee Omar Pène doom kon ñun xam nañ qu'est-ce qui se passe mais xasse baaxul ñun jógunu pour xasse yarewuñu ci loolu Omar Pène moo ne yar ak teggin ak jom fulla ak fayda loolu la ñu jàngal kon bu leen di xasse bu ngeen continuer nii ni ma leen ko waxee saa yu ngeen dóoree vidéo ñu dóor vidéo saa yu ñu ko defee dinañ ko def ñun duñu sonn duñu taay dañ yor suñu job yor leen suñu moyen bu dee minuit tim dineen woo nit mu ñëw ñu def li ñuy def mais kon ootal leen Omar Pène jàmm moo gën ngeen koy xasal jéem a xasal wala ngeen di yàq deram moom it c'est à lui de prendre ses responsabilités liñ koy tudd bëri na trop te boobu ba léegi ñu ngi toog nag tekkaaral ñun que soit nga jouer nga bañ a jouer ñun loolu maanaam liñ ci war a def lañ ci def bu nu ñorunu parce que tey gii nii nit loo ko bëgg tim am na foo xam ne bu ngeen fa àggee tu dois réfléchir xool fan ngay tegaat si tànk lan mooy musique dégg la rek déglu nga si am soo ko déglee fayaat ko soo ñëwaatee déwén moom ngay dégluwaat kon Omar Pène liñ koy ñaan en tant que responsable mu dajale famille mu rassembler leen mais kanta ku lay wax na laan kii dafa def nii Mame Thierno dafa def nii wala kii dafa def nii yéen ak naan bu ngeen paree on va récupérer tous les documents bu ngeen ñëwee ñu jox leen documents yi lu ngeen wax xam nañ ko lu ngeen bëgg a def xam nañ ko mais jàmm si la lépp xaj bàyyi leen réseaux sociaux yi parce que nit dafay ñaan am mujj gu rafet nit dina liggéey pendant 100 ans si benn jour la muy liggéeyoon yépp ñu taal ko gis ngeen ko fii Sénégal dafa am nit yoo xam ne dañ leen nawoon di leen naw mais dañ xëyre benn jour léegi boo dugalee seen photo sax du am benn aimé xoolaat leen seen boppa fii amul kenn ku ragal kenn lu nit mën a wax mën nañ ko wax lu nit mën a def nit mën na ko def ay doomu aadama lañ kase te yàlla daf ne soppal ma doomu aadama kon pourquoi ñu bëgg yàq deru doomu jàmbur koo xamante ne maanaam man lekk joxuma ko ragaluma ko ragaalewuma ko muy Mame Thierno muy bokk rax keneen bokkunu sax fi ñu dëkk mais àdduna da ngay seedal nit ki jikkoom bu ma gisee leneen ci Mame Thierno dinaa ko woo naka lii du yoon lii laa gisee nii ngay doxalee wala su fekkee dañ ko bëgg auditer ñun ñëpp ñu ànd ñu dem auditer que ñu ne ko fan la compte Absud nekka génneel xaalis bi mu teg ko trésorier génneel mu teg ko un responsable noonu lay defee mais doo ñëw lu mu bon
gars yi bëccëgal nañ Omar Pène wax dëgg yàlla bëccëgal nañ ko moom it guddil nañu kon nag na rafet mais kanta ñuy xasante wala ngeen nekk suuf naan non attends mun nu boole combat yëpp on a tous les éléments su ngeen paree rek ci xeex même juridiquement on est prêt ñu ngi leen di xaar de pied ferme mais association nag soo si bokkul bu la neexee nga neutre si wala boo si bokkee tamit am nga droit loo bëgg a xam nga xam ka ñi ngeen di accuser ñi ngi fii compte yéen fi dem leen ngeen man bu ngeen ñëwee sax wax ma jël leen huissier bu fekkee amu leen ko man ma fayal leen huissier mu dem laaj leen li ngeen bëgg a xam ngeen xam ka mais toog si Facebook wala toog sa kër di wax naan sama 50 000 wala sama 200 000 te ñooñu ñoo leen gën a jub yéen ñooñu kon loolu day doy waar ñun xam nañ qu'est-ce qui se passe parce que Omar Pène fi ñu ko jëlee si informel la da nga daan ñëw ñu jouer ba pare def coproduction ñu war fa toog ba suba di compter dañ ko dépassé léegi lépp lu nit di wax rek na génne document wan ngeen xalaat bu baax ci li may wax bu ngeen ñëwaatee génne vidéo dinañ génnewaat vidéo merci beaucoup